Yeewa Sénégal. RFM matin 7h40 sunu gan Omar Gaye salaamaaleykum. maaleykum salaam Babacar. yow yaay njiital syndicat unique des travailleurs de Dakar Dem Dikk bu dee ci wàllu mbootaay syndicat CSA di confédération des syndicats autonomes lépp luy xeetu transport yow lañ ko fa dénk nga cay yëngu Dakar Dem Dikk nag gi nga xam ni fa ngay liggéeyee da am coow. fii ne jamono ji nekk directeur général bi defoon na conférence de presse ayubés bi nu génn yëkkati tuuma teg ci kaw ki mu wutu di maître Moussa Diop mi nga xam tam démb def na conférence de presse weddi tuuma teg moom it ci kaw kooka yeneen i tuuma yéen liggéeykat yi fu ngeen féete ci coow li. waa tout d'abord Babacar ginnaaw bi ma leen nuyu di nuyu waa Sénégal yëpp rawatina waa Dakar Dem Dikk. tey li ñuy wax rek ñun les syndicalistes yi nga xamante ni baatu liggéeykat yi ñoo ko yor dañuy wax alhamdulilahi rabil alamin parce que ñun li ñu jàpp mooy le directeur général Oumar Boun Khattab bari ki dem conférence de presse bi mu def dafa def que confirmer li nga xamante ni ñu ngi ko doon wax ci Moussa Diop mooy mauvaise gestion parce que ku ne xam na ni ba ñuy yuuxu presque 1 an et quelque dialogue social recevoir nañu ministre bi recevoir nañu président recevoir nañu ñu ànd ak suñuy central di wax mauvaise gestion bi day ndërmbeel kër gi coow li bari woon kon directeur général bu bees bi tey bu ñëwee def conférence de presse point yi ñu waxoon yëpp mu tey mu wax ko tey ñun dañuy wax les syndicalistes on est là pour défendre les droits et les intérêts matériels moraux culturels des travailleurs kon tey képp ku ànd ak ñun defar kër gi intérêt travailleurs ñu ànd ak yow keneen ku taxawee neneen ñu jàkkaarloo yow kon loolu mooy li nga xamante ni moo fi amoon. mais tuuma yi lay na ngeen ni mauvaise gestion yéen kon directeur bu bees bi ngeen àndal seeni tuuma yooyu yan firnde ngeen ci am. tuuma yi mooy personnellement man dama wax di fii tey jii ma toog biñ koy njëkk réflexionné yàlla def na maa fi njëkk a toog ngeen invité ma booba da nga ma wax ne moom yow xanaa Moussa Diop nga àndaloon ma ni déedéet parce que boobu da doon doog a ñëw amuloon matériel amul ay milliards kon duñ ko mën a juger. dañuy ñëw ànd ak moom ba lépp am li tax ñu wax ko mooy foncier bi rek laay jël tey ku ne xam na ni Dakar Dem Dikk yàgg nañ di grève lu ñu daan grève jamonoy Abdoulaye Wade mooy compensation ak suuf suñ doon caxatee di ko jaay mais ba Macky Sall ñëwee amatuñu problème compensation 475 bis tout neuf foncier bi ñu def ko suñu tur valeur u 34 milliards te loolu lépp yàlla def na ci nguuru Moussa Diop la mu wooñu ñun ñett secrétaires généraux yi mu ni dama bëgg jaay 8000 mètres carrés ci suuf si bu ko defee dinaa yëkkati kaaru Ablaye Wade yi dinaa tabax direction générale dinaa tabax magasin central bi njëkk bi mooy kaaru Ablaye Wade yi yëkkatiwu ko jaay na lépp wane na chèque bi mais xaalis ba lañ koy laaj ba tey nangu koo tontu tabaxul direction générale beneen bi moom mooy tey boo ñëwee Dakar Dem Dikk waa ji barki démb la ñëw ñun képp koo xam ne da ngay taxaw kii kër gi ñu ànd ak yow leneen loo def ñu jàkkaarloo yow fii may waxee yow kaaru Ablaye Wade yi articulé yi ña ngi leen di peinture beneen bi mooy gëj nañoo gis conteneur pièce dugg ci kër gi te barki démb conteneur pièce dugg na te moom ba muy dem dafa wax ni fii ak 2 mois. articulé mooy bus yi nga xam ne ñaari wagon lay am. très bien bu day lemu ci digg bi. day lemu ci li may wax dama bëgg bu ma paree journaliste bu mu bëgg nga ñëw li may wax dama ciy duut baaraam kon tey bu ñu demee ba actuellement état dañ jox suñu compensation décroisé bi nga xam jamono Abdoulaye dañ ko doon xeex ñun syndicat yi. ñu ñëw jox ko Moussa Diop man dem naa ba ci Boun Abdallah mu bind lettre nag dinañ leen ko jox ñu jox ko mu def créance te tabaxul direction générale carrière panne nañu ñu dem ba am ay problème social kon wax dëgg yàlla dañuy wax direction générale bi day loué fi ñu toll nii. direction générale bi dafa jëloon Afrique Dem Dikk jël Sénégal Dem Dikk ak direction générale ba te yooyu yëpp tey bu ko boole woon benn direction la waroon doon muy exploitation muy exploité Sénégal Dem Dikk ak yëpp mais waa ji bi mu ñëwee. dafa dem point tabax benn immeuble léegi ñun ñëpp Sénégal Dem Dikk AIBD direction générale ñëpp fa lañ concentré wu beneen bi aussi mooy gis nañ ay pièces muy ñëw kon ñun xam nga lu ñu amal solo ku yor suñu kër di ko doxal ñu ànd ak yow keneen ku def leneen ñu taxawee leneen Moussa Diop nag dañ koy joxoon milliards jox ko loolu lépp defu ci dara tey jii bu dul woon état bi ñun kër gi dañuy ndërmbeelu dootuñu fayee ko ba waa ji bu ñëwee ba léegi état moo ñuy fay salaire beneen bi aussi mooy stock gasoil lu mas ta am ci Dakar Dem Dikk 200 000 litres actuellement am nañ ko stock amatuñu problème mu gasoil
ñoo ngi yëkkati car yi waaj bi mu ñëw yëkkati na plus de 100 et quelques cars articulés yi ñu ngi koy yëkkati kon xam nga ñun tey suñu xel mi ngi dal si waat mais dañoo tiitoon kon ñun on demande l'État du Sénégal ñun duñu payer les pots cassés ay innocent la ñu woon wax nañ ba ñu war a waxee jëf ba ñu war a jëfee kon waaj bu defee conférence de presse tey ñoom ñaar ay directeur ñoom ñoo xam la ñuy wax mais ñun lu ñu am daal mooy le gars est venu 4 mois la defagum li ñu gis daal mooy suñu xel commencé naa dal ci li ñu gis am nañu ay pièces ñu ngi yëkkati kaar yi. mais xel nan la mën a dalee itam bu ñu dégloo tuuma yi nga xamante ne moom la Moussa Diop yëkki démb jëm ci ab woto yi nga xamante ne li mu jar ëpp na 80 millions de francs CFA ak ay mu ne ay marabu yi nga xamante ne recruté na leen di leen fay salaire directeur. waaw ma ne oto yi ku ne xam na ni directeur voiture de fonction la war a am on a un conseil d'administration 76% c'est pour l'État li ci des ay privé la. kon tey ji problème mu oto ba conseil d'administration bi ñoom nañ ca wax ñun nous sommes des travailleurs Moussa Diop yoroon na oto. déet bu ngeen wax kay wax leen lépp. bu leen bàyyi la ci des. non dama ne oto. c'est que problème mu Dakar Dem Dikk ak syndicat yi mooy parloo gi. ku syndicat bu directeur bu siim sa cere rek nga ànd ak moom. bu siimatul cere ji nga falax ko. loolu moom cosaan la ci Dakar Dem Dikk. waaw mani boo nee siim sa cere Babacar xamante nañu man ak yow man ku ma ko sabaj ma dabaj la ko dama ni ba muy soog a ñëw fii nga ma wax da nga ànd ak Moussa Diop tey maa ngi jàkkaarloo ak moom kii li may wax voiture de fonction. bu ngeen demee ba neexootu leen kay la ca daan ñor maccatu leen ko. non déedéet bu fekkee dem nañu ba actuellement kaar yi paan nañu pour 475 bis ñu dem ba mënuñoo génnee 100 bis ñun duñu tiit bu ñu demee ba xam fi ñu jëm baaxul duñu tiit bu ñu dàqee kuy am problème kër goo xam ne 90% c'est des jeunes kon dama ne ñun ki ñu àndal moom mooy ki nga xamante ni day defar kër gi Moussa Diop ba mu ñëwee taxaw di def lu baax dama ko doon wax comme nii nga ne ma da ngay ànd ak moom tey kii ñëw na waxu ko ma de dama ni problème oto bi voiture de fonction la ñu war a. boo waxee de kon fii yëngu ndax moom. dama ni waxoo ko waaye ànd nga ak moom itam. waaw naa ànd ak moom ba tey tant que mi ngi defar kër gi. topp ci intérêt travailleurs yi ma ànd ak moom leneen lu mu def ma jàkkaarloo ak moom fii laa ko waxee te waxoon naa la ci Moussa Diop kon voiture de fonction boobu ñuy wax dañ ko war a am bu dee car plan bu lu car plan li yàlla conseil d'administration et je demande à l'État du Sénégal parce que li tax problème yi di am syndicat yi du ñu am accès mooy du ñu toog conseil d'administration du ñu bëgg le président mu ñëw ci action yi ñu jox ñu nekk ay actionnaire du toog fa ñuy décider parce que bañ doon toog fa ñuy décider yi yëpp du am mais ñun duñ fa toog. dañ fa daan toog ay temps man Jibi Gueye Ndiaye bu jaaj mais ba Moussa Diop ñëwee toogatuñ fa dañ ñëw dindi xamuñu lu xew li muy wax ci problème conseil yi man de li ma xam mooy directeur bi mu ñëwee indi na ñetti conseillers présenté ko nous les secrétaires généraux conseil yi ma xam gis naa ko fa nag moom am na ñoo xam ay directeur la ñu woon ba mu aménagé ñooñu nekkatuñ fa ñu nekkoon mais rang directeur la ñuy ñëw te ñoom seen bopp boo leen wooye ay CT lañ leen di wooyee kantaan nag ay marabout dinañ ko vérifier nous sommes des syndicalistes defuñu co-gestion mais am nañu droit de regard dinañ ko vérifier bu dee loolu am na fii laa ñëwaat taxaw ba mu invité ma sara xolle jàkkaarloo ak moom. mais bu fekkee ne am ngeen droit de regard ci liy xew. oto plus de 80 millions donte sax war na am. ab véhicule de fonction. mais kër gi nga xamante ne dafa jànkonte ki jafe-jafe. ñu jënd ab oto prix boobu. est-ce que yenn maanaa ci sa gis-gis. waa xam nga tey ñun ay travailleurs lañu nekkuñu ay actionnaires. bu dee dañoo wax ne 85 millions la te am conseil d'administration boo xam 76% pour état la kon tey ñun fekkeewuñu fañ ko doon defee xëy na ñu gis ak oto dégg nañu loolu ñun dinañ ko laajte buñ ko war a laaj mooy conseil d'administration bi bu ñu leen laajee ñu wax loolu bu boobaa ñun dinañ xam nu ñuy taxawee mais fii may wax ak yow man démb laa dégg ñu ni 85 millions kii naan 84 millions mais ñun li ñu concerne dëgg wax dëgg yàlla en tant que travailleur mooy ñu am ay car am alal tabax direction générale sénégalais yi di dem ci waxtu di ñëw ci waxtu fréquence 5 10 15 minutes ñaata car la Dakar Dem Dikk di dawal bés bu yàlla sàkk. normalement man en tant que inspecteur de réseau tey jii bu ñu séenoo def étude faisabilité war a exploiter réseau tey fii ñu toll nii ak banlieue bi war nañoo mën a génnee plus de 300 bis wala 350. ñaatay génn bis bu nekk ci dépôt yi. dépôt yi actuellement. bi nga xamante ni Moussa Diop mi ngi dem mënuñoo génnee sax 100 asok ay 110 120 mais fii may wax ak yow ba ñu relever car yi fan yii actuellement ñu ngi dem ci ay 200 et quelques bis. yaa ngi xalab Moussa Diop rek. Moussa Diop man dama ni Moussa Diop fi mu ne nii maa moom sax ñu ngi tribunal.
maag moom ñi ngi tribunal. te moo ne moom bi mu ñëwee def na la cadre. te nee ñu yoroo lijaasa yi la waroon a yóbbu foofu loolu da ko ci gërëma. man dama ni je suis un secrétaire général élu par les travailleurs. déet wàllu lijaasam njàng lañ wax. lu tax moom est-ce que loolu sax monté naag yoon bi mu la yégalee cadre def na cadre. dama ni je suis le seul on fait du transport je suis le seul à Dakar Dem Dikk à avoir un diplôme de sécurité routière fii nga ma invité may toj di wax lan mooy sécurité routière lan mooy daaneel bis lan moo tax lii ak lii ak lii kon moom na dem wax moo. foo jàngee loolu foo jëlee lijaas boobu. fii laa amee lijaas bi am diplôme boo bëggee. ban école. jàngewu ma ko école. dama doon dem jëli ay cours à l'université le professeur Dione moo fa nekkoon ba ma ñëw ba dem ñu dem examen de sortie ma génn am sama diplôme di ko exercer origine extrême dama fa daan animé. di dem ci ay Touba fu ne waxuñu animation. am njàng leen wax. waaw dama la loolu dama ko jàng am xam-xam même bu dul loolu waaw man même bu dul woon loolu ñun ay secrétaire généraux lañu ba ñuy nommé cadre ñun ñett secrétaire généraux yëpp le conseil de rama syndicaliste du lijaasa du xam-xam ci wàllu mën ni nag ñoom seen syndicaliste ak avancement ci ba doon cadre wute na waaw dama ni tey ca la may liggéey de inspecteur de réseau fii danga maa laaj tey jii ma ni la temps la ñuy génnee soo ma laajoon leneen ci xam-xam boobu ma wax la ko tey su ma doonul cadre Dakar Dem gisoo ko fay doon cadre man on fait du transport ay bis ñoo fa nekk ma wax la lii soo ma nee lii ak lii ma wax la ko te li ma wax lu leer te loolu du wax ji xam nga lan mooy wax ji sénégalais yi dañuy déglu ñi ngi wax di jéeñante ñi naan ay milliards ñii naan ay conseillers marabout ñun suñu taxawaay en tant que syndicat xam nga mooy lan défendre les droits et les intérêts matériels moraux culturels des travailleurs ku nekk ak travailleurs yi nekk ak kër gi ñu ànd ak yow keneen ku koy sa famille ñu jàkkaarloo yow loolu laaj naa la bus yi ngeen ni ñaar téeméer ak nangam ngeen ni génne bés bu yàlla sàkk est-ce que problème mu koom-koom yi Georges doon wax sànq fu ngeen ci toll ñaata ngeen ni versé bés bu yàlla sàkk. waaw xam nga Dakar Dem Dikk tey jii exploitation day def prévision mu ni léegi la technique su ma joxee par exemple 300 bis bu boobaa lan mooy am assidu ak rigueur mën na taxaw ne la chaque jour mën naa génne 25 millions parce que dañ ko daan def fii may wax ak yow bu ñu amee bis yu doy mën naa ñëwaat fii ne la chaque jour dinañ am tant de millions mais fii mu nekk nii recettes yi mi ngi yéeg jëm kaw ñu ngi am ay 15 ay 16 millions te dañ daan dem am ay 9 millions ay 7 millions parce que kaar yi lu muy gën di yëg ñuy gën di mën a am xaalis kooku moom da nga koy vérifier ci population bi nga laaj leen man ànduma ak kenn amuñu lu ñu gëm état bi daal la ñuy wax nañu jàppale jox ñu matériel suuf si nga xamante nag jaay na ko muy ay milliards mu génnee seg yi man loolu dong laa koy laaj te mu waroon tabax direction laaj ñu suñu xalaat avant mu koy def kon bu ko deful am nañu droit ñëw laaj ko xaalis boobu fan nga ko def beneen bi mooy nee woon na bàyyi na 1,6 milliard bu ñu tabax direction directeur bi nee na 81 millions la fa fekk loolu aussi dañuy demander xaw ma OFNAC xaw ma kii waa OFNAC ubbi ñu ñëw xool ba xam loolu am naam déet parce que 1,6 kii ne 81 millions ne 900 millions yi dañoo wax ni salaire lañ ko def te du woon xaalis salaire xaalis direction générale la c'est ce qu'on demande nous. mais foncier boobu boo leen ko ci joxuñ baaraamu tuuma. ki ngay woo itam pour mu leeral la mbir mi wala mu jël ci ay décision ñooñu itam war na am li nga leen wax ndax am na benn pàcc yi nga xamante ne ñoom waa nguur ga lañ ko jox ñu tabax fa seen i permanence. waa xam nga ba ñuy jaay dañoo wax ni ñun dañuy jaay ñu ne APR la ñuy jaay man ma ni ko daal ñaar moo fi am bu dee 500 000 ngay jaay mètre carré amul APR amul kenn ñun xaalis la ñu soxloon booba léegi nag. dem na ba mook Barthélémy Dias ñuy coowante kii ne autorisation kii ne versé wuñu mais ñun li ñu suñu directeur général waxoon jamono jooju mooy 1 milliard la ko jaayee te ci 1 milliard yooyu la waxoon ni ci lay tabax direction générale 350 millions boobu Dayman Banque jaayeegu ko booba jaayegul chinois yi jaay na chinois yi jaay Dayman Banque jaay APR war a tabax direction générale war a tabax magasin war a yëkkati kaar Ablaye Wade def social yi. mais li ñu waroon 1 milliard boobu ngay wax ni 81 millions moo ci des fi ñu toll nii. ci li directeur may wax junju nga wàllu salaire. waaw comme da ngeen amoon problème mu koom-koom kay amoon xaalis bu ngeen waroon tabaxee taax. waaw salaire yi taxaw ñu jël xaalis boobu xëy na fayee ko salaire yi du noonaam. waa déedéet dama ne. en tant que syndicaliste loolu àndoo ci yam. bu salaire amul. ñu jël beneen xaalis bu ñu waroon tabax bâtiment. waaw fay koy salaire loolu àndoo ci. waaw bu fekkoon ni moom ba mu fi nekkee. dafa wax ni lii ma dencoon jël naa ci salaire
looloy dëgg balaa nga naan naam ne fa mais dafa ba mu demee la ni bàyyi na fi 1,6 milliard ginnaaw dem na bàyyi ko fi kii ne 81 millions te ñoom ñi homme de droit la nous les syndicalistes ñu on demande ñu leeral loolu ñun ànduñoo kenn xamuñu ku ñu àndal kii nga xam ne daal day defar suñu kër xool intérêt travailleurs yi te dañu bëgg nag actuellement problème bi ñu teg ko ci ginnaaw ñun li suñu kanam nekk état na ñëw jox ñu ay moyens yaa BRT bi mi ngi fi TER bi mi ngi fi te balaa loolu yu jóg war nañu am assise boo xamante ni ay bis yu luxe la ñuy indil sous région bi ñuy dem. da ngeen a ragal TER beeg BRT bi daaneel leen. waa ci kaw lenn. buñ ñu joxul ay moyens jàppale wuñ ñu ëllëg bu ñu ñëwee client bi du xaar fi gën a gaaw lay dem bis yooyu bis yu luxe lay dégg nañu kon nañ ñu jox ñu nit ay bis yu luxe ñu exploité réseau boobaa ragaluñu kenn ñun ñu joxee moyen rek buñ taxawee ci arrêt car yi bu bis rombee balaa rombaat xaar bi day yàgg lool. waaw loolu mooy mandargay manqué yi ci seen réseau bi non. waaw bu fekkee dañ la jox ay car yi bu amee maintenance bu baax problème du am mais car yoo xam kenn daaw koon dépanné nee na ARMP moom moo ko téye woon autorisé wu ko woon loolu mënu koo gëm parce que ñu yor suñuy car mu paan ñu war a jënd ay pièces ARMP na du ngeen ko jënd loolu fan la am ci monde bi ba car yëpp ndërmeelu mais kon ñun li ñu bëgg moom mooy suñuy car buy paan ñu koy dépanner di mën a exploiter réseau bi xaalis bi di jëw état dañu jox suñu compensation Sénégal jëm kanam ñun loolu la ñu gëm. dépend bañ a am problème dépannage boobu lu ko waral da ngeen amul pièce wala da ngeen amul. waaw moom nee na ARMP ñoo ko bloqué woon bañ koo autorisé moo tax jëndiwul woon ay pièces mais man ba ma génnee di ko wax. naka duñ ko nangu moom dafa ne woon nawet bi car yi dañoo paan nawet bee taxoon nawet ba jàll ba tey à la fin mu ni ay pare-brise xam nga lan moo fi nekk ñun yàlla xam na ni ànduñoo kenn ñun directeur lijjantiwuñu. mais est-ce que Dakar Dem Dikk warul bàyyi jënd ay caru indien ki chinois Sotrac mi fi ne woon gis nañ ko daan jënd ay Saviem oto yu Renault doon defar pièces yi yomb ba jot est-ce que loolu tam waruñ ko seetaat ci Dakar Dem Dikk bàyyi biisu indien yeeg chinois yi. waa xam nga lu tax. parce que Sotrac booba syndicaliste yi bu ñu daan jëndi ay bus dañuy jël yóbbu leen man maa ngi nii nee naa la man conducteur laa woon technicien laa expert en sécurité routière tey bu ñu doon jëndi car yóbbu ma man bu ma xoolee car bi dinaa xam tey car bii nag adapté wu na fii am déet mais bu ñuy dem duñ ñu yóbbu ñun syndicaliste yi fi lañ ñuy bàyyi tey rek indil ñu loo xamante ni bu ñu ko tegee ca port ba laay ñëw détecté 15 défauts. kon nous demandons à l'État du Sénégal ñu jox ñu ci action yi ñuy toog fa ñuy décider Macky Sall na def loolu problème bi rek la wul mais bu ko deful tant que tooguñu conseil d'administration lii day dem rek dañuy décider ñëw xëppaat ko suñu kaw ñu koy ne lii du fi am xoolal tenue de travail ba Moussa Diop ñëwee ba léegi tenue de travail amul Dame Diop moo ko fi ñëwoon benn bis la ñëw ma dugg bureau mu indi ay service mu jógee turc ma ne ko DG ay turc duñ ñu ñawal ay France duñ ñu ñawal nañ ko lancer fii marché bu ko defee ñii nga xam ñoom na ko daa ñu ko daan gañee jamonoy Sotrac ba Dakar Dem ñu ñawal ñu ay tenue amuñu sax uniforme manoo xam ne Dakar Dem Dikk lan la ba muy doog a ñëw wax dëgg yàlla da doon commencé di def lu baax ma koy wax. mais tenue yi tamit chauffeur c'est que receveur yi itam dañ koy teg fële léeg-léeg di baraaye di jaay booy disco bëgguñu tenue yi tam. loolu amul parce que man exploitant la bu ñu xëyee tenue correct boo fa kiris corosé wala dara ñu dàq la. waaye yow ñun xam nañ nu mu demee ñun dañuy liggéey dañu bëgg daal état nañu jàppale ñu liggéey ñu jox ñu ay moyens coow li doy na sëkk directeurs yi seen i coow yi nañ ko jëmale feneen ñun li ñu bëgg naan nañ ñu jox ay matériel jox ñu ay milliards te Moussa Diop maa ngi koy laaj moo ñu laajoon suñu xalaat milliards yooyu waroon tabaxee